mbokki internet Chronoactu dal leen jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko doore ak jaaxle ja nga xamante ne moom la ñu nemmeeku niki tey jile ci Guinée Bissau foofee nag jàppale ni capital bi di Bissau foofee nag niki tey jile ay soxla lañ fa daal di dëgg ci wetu li di palais ba jamono ji nag dal daal na fay dellusiwaat l'armée bi daal nañuy wër palais ba ak yenn ci ay bërëb ya nga xamante ne ay bërëb yu stratégique la yu mel ni ministère intérieur ak tamit résidence privée bu ministère intérieur bi ci fàttali ci ay booru midi la ñu seen ay nit ña nga xamante ne dañoo sol ay tenue doon utali palais de la république ci noonu nag la ñu daal di yëkkati ay sox mu nekk kon ay weccoo ci seen diggante ak ña nga xamante ne ñooy ŋànk kaarange gi foofu la ci palais wu Guinée Bissau ba fekk na ni jamono jooje njiita réew ma di Umaro Embalo ma nga woon ci biir di amal ab réunion ak gouvernement weccante sox yi nag daanaka dox na ci diggante nit ñu ngànnaayu ak ñi di l'armée ba ci diirub ñeent fukki simili ak juróom waaye nag njiiti réew ma di Umaro Sissoco Embalo daal nañuy wax ni amut lenn lu ko dal ba tax na ci ay waxtu yu néew fas yéene naa génn amal ab jano ak askanu Guinée ngir indi leen ay gindi dalal seen xel ci li nga xamante moo fa jot a xewa wax ci wàllum politique fii ci Sénégal ak Ousmane Sonko ma nga xamante ne ni ki tey jile daal nay dem fale ci Pikine ngir daal di indim jàppalam ci Cheikh Dieng candidat wàllu Sénégal mi nga xamante ne mu ngi wéy di contester ndam la nga xamante ne daal nañ ko jox Abdoulaye Timbo candidat coalition Benno Bokk Yaakaar moom nag dafa jàpp ne yile élection dañ ko sàkkal pexe di maanaam dañ ko sàcc waral nag Ousmane Sonko demoon tey jile ngir dooleel docteur Cheikh Dieng Milé ci boobule xeex ñu teewlu ko moom Ousmane Sonko. dafa di situation boo xam ne lu Macky Sall planifié depuis longtemps la comme moom day tëjoog ay nitam ñu koy jaay ni ñoom ay stratège lañu te seen stratège yëpp weesuwul tortuosité mooy noo mën a fexe ba jël lu dul dëgg fexe ba mu xaw a niroog dëgg loolu mooy seen stratégie kon moo dafa am ñu mu ciblé woon ne ñii mënuma koo ñàkk bokk na ci d'abord le nord du pays ñun ñëpp xam nañ ko comme jàpp ne titre foncier la te li mu yoroon ci ay mandarga ak ay sondage waroon na ko ni bu opposition bi compétiré normalement foofu dina am commune yoo xam ne dina ko ñàkk te moom jàpp na ni ñàkk benn commune foofu rek mooy défaite suprême moo tax li mu def yëpp pour ay liste opposition bañ a compétir dans le nord looloo ko andi noonu la ko defee feneen ak feneen ay Kédougou ak yeneen ba ni mu ko defee fii ci Pikine kon lu mu planifié la woon tey nag ñu wax ni xeex bi du doon xeex bu yomb xam ngeen ndax lan Macky Sall dafa ñàkk élection yi moo tax ñoom suñuy wax askan wi da leen di reetaan ndax ku ñu dóor ba toog ci biir bi sëlëm ko nga ne wàcc ma maa daan saax bi may dugg Maam Jaara ak Mari Sow dañ ma ne tey marron beige nga sol may leen soo du mooy waaji ba mu xalangu da ngay nangu drapeau moo tax ma sol ko kon li tax ma ne xeex bi du yomb nag waaye xeex bu ñu mën a gañe la parce que lépp ci détermination la am na ñu ko wax léegi Macky Sall xamul ay layami xamul ay négociation ku leen naan jàmm ak Mademba ak Masamba da leen a bëgg a livrer Macky Sall boo doxee doxu xaw a kàqatar ci àll bi il est sans état d'âme musuñoo am président bu ni mel kon kooku jàmmarloo kese moo lay permettre li nga moom nga foqati ko te ma yàgg leen wax nag ni noonu mu mel ci soxor ci mun a jaay doole ci gannaaw bu mu làqatoo ci gannaaw lu mu yaakaar ni moom moo ko mun a aar muy police gendarmerie ak ñoom seen nu ko rawee nag la ragalee fit amu ci dara moo tax su lambee mu nooy day continuer li tax nag ma ne du yomb mooy Macky Sall Pikine moo ko dese ndax ku dem élection li gën a rëy ci électorat Sénégal département Mbacké ñu duma la fa département Diourbel ñu duma la fa ville de Thiès ñu duma la fa département Rufisque ak ville de Rufisque ñu duma la fa département Kër Massar ñu duma la fa département Guédiawaye ñu duma la fa département Dakar ñu duma la fa région Ziguinchor ñu duma la fa département Kaolack ñu duma la fa loolu boo ko génnee ci Sénégal ci électoral lan moo ci des jeex na moo tax len na ko dese pour mu am lu xaw a niroog lu takku tuuti lu dëgër mooy ville de Pikine bii moo tax ma ne détermination kese moo tax ñu mun a régler problème boobu bi ma docteur Cheikh Dieng wooye dama ko ne envoyé ñu éléments yi ñu xool waaye bi ma gisee parce que pour avocat bi yëpp suñuy avocat la ñun te xam naa leen xam naa ni duñu traiter un dossier à la légère te ku ma ci laaj mu ne ma dossier bi c'est du béton moo tax su dul woon dara sax par solidarité waroon nañ fi nekk mais suñu amee garantie ni dossier bi lu ñu bëgg a lamaj la day yokkaat li war a tax ñu teew fii tey ma daaneel nag ci lancer un appel parce que sànq damay waxtaan ak kenn rek ci suñuy ñoñ ñun
mu ne ma waaw ñun dossier bi am na luñ ci xam ngeen jéggal ma nag man dafa am nu ma yàlla bindee mooy damay wax mbir mi directement mu ne dafa ñun xam nañ duñ ci xam et cetera parce que defe naa Marie Sow moo ma interpellé ne ma dégg naa am nañ quelques communes yu ngeen gagné jox nañ seen liste conseil de ville Timbo ma jël sama téléphone woote ki ma woo ne ma déedéet joxewuñu dara mais xam naa ci liste yi lañ koy jëlee directement ñu waxtaan ci biir mu ne ma waaw ñun sax am na luñ ci xam leader yi dañ ñu waroon woo balaa ñuy ñëw ma ne ko waaw mu ne ma tamit bi ñu supprimer suñu liste ci ville bi gisuñu wàllu ma ne ko waaw léegi ñaar loolu lu mu tekk ci yow mu ne ma waaw c'est que ma ne ko wax gis nga xam nga li ma lay wax ci lu gàtt ngeen jéggal ma ci terme ma ne ko lu gàtt laa lay wax mooy bu leen ñu fontoo su dee liste bu ñu rejeté mais wàllu moo ñu ëpp liste yu ñu rejeté est-ce que ñun dañoo dem xeexal wàllu bi ñoo na rejeté nañ fa liste wàllu ci département bi est-ce que ñun dañoo dem xeex ne wàllu dañ koy delloo si pourquoi ñu naan ñu Pikine bi ñu rejeté suñu liste wàllu défendre ñu loolu du wax ñaareel bi mooy man Macky Sall ak ñi mu àndal su doon sama sañ-sañ man kese rek benn kër sax duñ ko gagné Sénégal waxuma laa kan benn kër kon tey wàllu gagné fii Pikine moo ma gënal téeméeri junni yoon ñu ne Macky Sall moo ko gagné est-ce que nit bu nekk ci opposition mun na xalaat ñu naan Ablaye Timbo moo jël Pikine te boobu jamono docteur Cheikh Dieng nekk fi te ne ci opposition dafa am loo xam ne xel moo koy mottali xeex bi ñuy xeex stratégie da cee bokk moo tax dañuy wax képp ku ànd ak ñun moo ko ci turu conférence des leaders bi yépp nag képp ku ànd ak ñun wala ngay suñu sympathisant xeex bi sa xeex la nang ci def la nga ci war a def mu mel ni tey Yewwi Askan Wi la ñu bëgg a xañ commune bi lépp lu mu laaj nañ ko ci def parce que loolu mooy dooley opposition lépp luy affaiblir Macky Sall day yokk opposition bi te lépp lu yokk opposition bi daf ñuy gën a jegele ci ñu déjjati ko fi 2024 ma daaneel nag ci lancer un appel à la justice dégg naa union des magistrats daa di lancer un appel aux juridictions d'appel surtout pour que ñu assumer une neutralité ni ñuy régler question yi ñu ngi leen lancer un appel parce que justice dafa di pilier bu fondamental la ñu sàgganee woon ba réew mi tàkk fi ci jamono nañu moytu di defaat yu mel noonu ñu ciy associer justice di leen instrumentaliser nañu wax le droit rien que le droit jàmm ne ñooy parce que dafa am loo xam ne kenn dootu ko nangu ci réew mi ñii nag yaakaar ni affaire bi affaire u Pikine la ma fàttali leen benn mbir foofu lay daanele ñoom tey def nañu recours à Mbacké def nañu recours à Rufisque def nañu recours à Sangalkam def nañu recours à Kër Massar def nañu recours à Oussouye ak yeneen bu ñu lambee bi mu nooy nañu xam ni yeneen yëpp foofu lañ koy jaarale nanguwaat commune yi kenn ku ne toog fi nga toog di seetaan naan affaire u keneen la loolu gàcce la ci opposition kon nañ ko def suñu affaire u bopp xeex bi récupérer ko parce que loolu dafay am solo ci fi ñu jëm ndax résultat yi boo ko jëloon su dee ci liste majoritaire yi kese département yooyu mooy département yu ëpp lim ci ay député boo ko gañee rek nu mu tuuti làq nga entre 35 40 ou 45 députés doo nga ñëw ci liste proportionnelle bi kon loolu du lu ñuy sàggane Pikine du n'importe quel département moo tax ñu ngi leen di garantir di leen réitérer que ñooy bokk xeex bi lu mu laaj dinañ ko def ensemble incha allah ñu ngi leen di gërëm. Barthélémy Dias ndaxam li dal Khalifa Babacar Sall du ko dal ndaxam dina mujj itam yàgg ci boppu mairie bu Ndakaaru loole nag ab laaj la bi nga xamante ne daat nañ koy samp ginnaaw bu ñu déggee fan yile ay kàngam yo fare ci nguur gi di yëkkati kaddu di wax ni moom Barthélémy Dias bu fekkente ne daat nañ koy condamné jëmale ko ci procès en appel bu Ndiaga Diouf bi lekkoon dañ koy mujj révoqué comme niñ ko defee ak kii di Khalifa Babacar Sall kaddu ñu ni mel nag kii di Moussa Taye mi bokk ci coalition Yewwi Askan Wi waaye itam ci taxawu Ndakaaru rafetlu ko benn yoon moom daal dafa jàpp ne Barthélémy Dias war nañ koo bàyyi mu def liggéeyam ni mu waree ndax ñoom ñu fa rek nguur gi bu ñu sañoon sax moom Barthélémy Dias du doon ab candidat ci les élections locales yu ñuy weesu ñu teewlu ko moom Moussa Taye. damay ñaawul wax jooju parce que dafa ñaaw dafa sax nitewul ñu naan Barthélémy mën nañ ko condamné mu ñàkk mairie li am solo mooy te liy dëgg mooy waa Dakar dañu voteel Barthélémy Dias bu baax a baax wan ko ne ko yow la ñu bëgg nga nekk suñu maire te loolu amul benn lu ko yàq il a gagné haut la main man dama jàpp tey li am solo mooy moom Barthélémy dafa war a liggéey pour waa Dakar mu ànd ak état bi mu liggéey ak état bi bu bañ a am benn préjugé benn a priori au départ état bi aussi ci wàllu yoon mu jàppale collectivités locales yi fi nekk yëpp y compris la ville de Dakar ñu liggéey ci jàmm muy njëriñu askan bi yëpp man loolu la jàpp moo am solo maintenant ñi nga xamante ne am xel mu ñaaw wala idée yu bon wala yéene bu ñaaw bu bon bay wax ay condamnation man dama ñaan rek nañ dellu seen xel ci yàlla xam nga procès Barthélémy Dias ñëpp xam nañ ni mu demee ak ni mu yàggee avant
avant élection yi yëngal nañ ko ñu taxaw jàkkaarloo ak ñoom bu ñu amoon leen neex Barth du nekk candidat mais bi ñu xamee mënuñu ci dara bu nekk candidat yàlla def mu gagné tey ñu li ñu soxal mooy ñu eggalal liggéey bi samp maire yi commencé liggéeyal waa Dakar man loolu du ma ci wax li ma jàpp daal mooy Barthélémy Dias tey mooy maire de Dakar gagné na gagné bu mucc ayib ñu ngi ñaan yàlla ñu installé ko ci jàmm mu continuer liggéey bi waa Dakar. njàngameek njàngale mi di wéy di amepp gàllankoor fale ci Sédhiou nag foofe waajuru ndongo yi ak ñii di waa société civile ñoo daal di génn di sakku ci jàngalekat yi ngir ñu dakkal seen grève naka noonu itam di leen di ñaax ngir ñu sàmmonteek lépp lu jëm ci ak yelleefu élèves yi ñu teewlu ñenn si ñoom. jaaxal nañu parce que xam nañu ne xale yi lu ñu def grève seen droit la parce que ñoom dañu am droit il faut que ñu jàng seen droit la mais toujours grève des enseignants xale yi nekk école du ñu jàng vraiment c'est inquiétant. enseignant nañu wax yan poñ benn par benn la état bi respecté wul mais nag grève warul tax nga jalgati droit jàmbur d'accord nañ ak seen droit mais lu ñu war a itteel aussi mooy droit wu élèves yi parce que enseignants yi ñi leen di jàngal ñu ngi leen di fay dañoo war a génne benn loi boo xam ni day firndeel li constitution bi wax parce que nit mun nga dem grève mais sa grève dafa am fu mu yem waroo jalgati droit wu jàmbur donc dañoo war a protéger compte horaire. li nga ne dangay mun a defal soo ko defulee ki nga amal affaire yi du kontaan il faut que mu grève parce que li nga waroon a defoo ko da nga def leneen loo xam ne des centaines de milliards di jënd conscience population bi pour ñu wootee leen xaalis boobu waroon na ko jël régler problème enseignant yi. Saourou Sène njiital SAEMS moom nag daal nay tontu Innocence Ntap Ndiaye mi njiital au conseil du dialogue social ma nga xamante ne dafa yëkkati woon ay kaddu jëmale ko ci grève jàngalekat yi ngir indi jubbanti Saourou Sène nag dafa jàpp ne moom Innocence Ntap Ndiaye dafa am lu bëri lu mu umpale jëmale ko ci seen ay ñaxtu ak tamit ay déggoo ya nga xamante ne daat nay dox ci seen diggante ko gouvernement bi ñu teewlu ko moom Saourou Sène njiital SAEMS. dama jàpp ni madame la présidente du haut conseil du dialogue social xëy na dafa xaw a tardé ci protocole d'accord bi parce que li tax ma wax ko mooy 2018 lañ signé protocole d'accord bi te question boobu mu wax ni bokkul ci protocole d'accord bi moo nekk le point 4 du protocole d'accord muy régime indemnitaire bi question au corps des administrateurs scolaires mu ngi figurer dans le point 5 du protocole d'accord kon loolu buñ ko signé gouvernement bi lu mu waxoon lu leer la ne étude bi nga xam ne cabinet MGP Afrique def na ko dinañ ko partager avec les organisations au plus tard en juin 2018 partage boobu ma koy wax madame la présidente def nañ ko ak gouvernement bi ba pare ñu waxaat ni bu ñu partager ak les organisations syndicales de l'enseignement dinañ demaat beneen atelier dans le second semestre de l'année 2018 ñu partager ak tous les travailleurs de la fonction publique liggéey boobu encore def nañ ko ba rapport yi jox nañ ko chef de l'État li ñu doon xaar depuis 2018 2019 2020 2021 mooy que rapport yooyu nga xam ne def nañ liggéey boobu ba pare mais njiitu réew mi nag ñëw addu ci proposer ñu quelque chose proposition boobu moo amul fi ñu doon xaaree au conseil kay mooy silence boobu yëpp am depuis 2018 mu mën ci yëngatu wax gouvernement bi balaa jàngalekat yi di jogaat mais ñun en tant que institution d'anticipation mais il faut ngeen wax ci lii loolu nag buñ ko waxul ñëw naan lii figuréwul dans le protocole je suis désolé mais madame la présidente du haut conseil peut-être elle a raté une occasion de se taire sur la question alors que c'est une question boo xam ne moom daf ko waroon porter depuis Mathusalem. mbokki internet Chrono Actu lii lañ indiloon ci xibaar ni ki tey jile dig daje ëllëg lay doon si gën a jotaay xibaar jàmm ak jàmm